salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi waaju dugg Marina Choua salaam maa ngi lay nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Sy nuyu naa la maa ngi nuyu ñëpp nag ñëpp vraiment Nashwa namm naa la bu baax Mbaye Alassane ziar naa la itam maa ngi ziar ñëpp di nuyoo di xaar gaa ñuy dugg ñu def benn live bu gàtt rek may jéggalu nag ci géej bi maa ngi jéggalu bu baax ci géej bi Cheikh Ahmed Tidiane Sy merci démb reetaan loo nga ma bu baax a baax merci Baye Omar Niass merci beaucoup Abdel Diop maa ngi lay nuyu Abdourahmane Abdou man ne a jaaraama Adama Kébé nee na Mbadomi Fadi je sais pas Mbadomi Fadi d'accord Mourou Thiam ziar naa la ma nuyu rek ñi njëkk a dugg ñeneen ñi bu ñu ñëwee après seen nuyoo dama koy leb Titi Camara ziar bu baax a baax Jambar ziar naa la bu baax a baax merci pour ceux qui font des compliments sur le physique nee na tu as de jolis bras super merci en tout cas bon voilà merci Fat Diallo merci beaucoup voilà moi aussi je suis ravie d'être là Bekay Kunta moom tata rek la may woowee maa ngi lay ziar yow itam Yaya Jéeme comme stai anche tu delloo ziar yéen ñëpp nuyu naa leen namm naa leen di jéggalu ci gëj a dugg bi gëj a waxtaan bi ni haala pulaar d'accord seede ham inchallah pulaar o heewata hen nani kono mi salmini yimɓe fof yen leñol haal pulaar fof fuutankoɓe kam fof calminama vraiment mi salmini on kuuɓal wiyete kuuɓal ndeysaan Pape Ndikel Sey ndeysaan yooyu ak a baax ziar naa la bu baax Kamadou maa ngi lay dellu ziar Mam Fall yéen ñëpp ani kër yi lay Nashwa di laaj macha allah bon di ziar di asalaamaaleykum di nuyu ñëpp di leen ziar di remercier vraiment sénégalaises yi sénégalais yi de par seen ay publication ay ñaan ay appel gis naa vraiment tolof yi ndaw yi moom fi daloon bi mu dalee yéen ñëpp vraiment taxawaay bi ngeen taxaw envers ma personne ma petite personne mu nekk lu ma touché nag lu ma touché bu baax a baax parce que boo nekkee ci xeex nit ñi dem ba ndeysaan di am envers yow benn sentiment de solidarité on va dire parce que nit ki gaañ nañ ko rek ñu bare vraiment daal di taxaw naqarlu ko mettitlu ko suma inbox yi partout appel yi bëri ba bëgg a dee seet si beeg yëpp vraiment maa ngi leen ci remercier à travers live bi defuma ko boobu ba léegi tey ma profité ci live bi def ko di wax ne rek comme d'habitude déposé nañu plainte mais amuñu ci espoir bu bëri parce que gis ngeen ni ba léegi amul fenn fu mu aboutir malgré que nag gaañu yi moom wér nañu loxo bi bandage yi dañ na et tout ça mais marque yi mu ngi fi ba léegi xam nga boo naree toog à chaque fois yaa ngi am benn cicatrice boo xam ni boo ko xoolee da nga naan ki la ko teg force de l'ordre la te kenn convoqué wu ko kenn woowu ko
neexul ci xol mais on fait avec et ça nous empêche pas de rester debout ñu bare nag boobu ba léegi dégguñu ma donc y a des gens qui s'inquiètent dañ lay woo ci suuf di wax ndax yaa ngi ci jàmm gëj nañ la dégg wala dañuy ragal sax loolu am incidence ci sa engagement ma leen di wax na leen amul ci benn incidence on est toujours là. Ceci me pousse à parler un peu brièvement de aussi l'agression qu'a subi la sœur Dieyna Diallo. Dieyna Diallo karimiste le PDS la man xawma loolu parce que bokkuma ak moom parti mais li ma xam mooy c'est une femme engagée, une femme battante, une femme que j'ai vue à travers tous les combats de l'opposition depuis des années. Jamais mun naa wax ni sax amul combat activiste bu Dieyna Diallo taxawul. J'ai pas pu en parler depuis parce que j'étais très choquée de ce qui s'est passé mu fekk itam man tamit suma yaram neexul woon mais dem naa seeti hôpital démb yàlla def gisuma ko mais gis naa benn frère de partem bu tudd Abdoulaye Bari fekk naa fa itam sœuram bu tudd Adama ak beneen frère am te bokk naa ak ñoom naqar bi dem naa fa apporter ko suma solidarité apporter ko suma soutien mais di ko naqarlu de par ma voix et di demander que toutes les femmes ànd naqarlu ko ce que vit Dieyna Diallo actuellement neexul vraiment parce que nga nekk jigéen pour quelque raison que ce soit nit fekk la ci sa kër attenté à ta vie ba bumax la nga gaañu ba sa ay loxo damm nga nekk dans un état critique nekk réanimation moo tax gisuma ko on doit pas se taire malgré que nag on se dit que peut-être que jamono ji justice mu ngi def liggéeyam parce que enquête bi mu ngi suivre son cours mais li ñu jot a dégg avocat am wax ko muy maître Barry ñu ngi wax ne bu fekkente ne dëgg la ñu ngi ñaan que justice na delloo si waat xelam parce que nit koo xam ni dañu ko agressé mu tëdd ci lalu hôpital mënagul taxaw pour plaider boppam mënagul taxaw pour waxal boppam la réalité des faits naka la demee on ne peut pas juger en flagrant délit ki nga xam ni moom moo nekk auteur de ce crime nekkuñu fi nag di accepter kenn di ñu wax ne on ne pour soutenir une personne dañu war a déglu les versions de la personne qui l'accuse man dama ni ay jigéen lañ waruñu accepter benn violence benn barbarie bu am ci sunu moroomu jigéen violence verbale violence physique violence de quoi que ce soit duñ ko nangu parce que nag yomb na torop jigéen ak ni mu mel j'ai même vu sa fille gis naa doomam nga taxaw di expliquer ni diw dafa def lii wala diw dafa mel ni dafa ñaaw parce que loolu yëpp ça vise à nous bloquer dans le soutien qu'elle devrait avoir ne serait-ce que ce soutien moral elle en a besoin dégg nga elle en a besoin parce que c'était une personne que en tout cas moi je reconnais en tant que ku doon xeex ay cause yu ñëpp bokk ci loolu laa ko xamee ci manifestation yi laa ko doon gis xamuma Dieyna Diallo musuma ko seeti su ma taseeg moom ci réseau yi la wala ci manifestation yi mais mën naa ko seedeel ne jàmbaar la mën naa ko seedeel ne bépp combat bu fi am ces 3 dernières années remarqué naa ko ci identifié naa ko ci kon tey bu ñu accepté mu nekk victime ñu bëgg a wëlbati loolu mu nekk victime di ñu jéem a expliquer ni non dafa am lu ko dal mais c'est parce que waa ji nee na attention xamu leen lépp lu ci nekk loolu bu ñu ko nangu bu ñu nangoo loolu rek on condamne Dieyna Diallo plus que autre chose parce que de là où elle est un jour ñu ngi ñaan yàlla may ko wér may ko tan ba mu dellu si ay mbokkam ñu ngi koy ñaan yàlla dégg nga mais ñu ngi ñaan itam mbokkam yi ñun ñi suñu taxawaay ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci askan wi nekk ci réew bi nekk ci réseaux sociaux yi nekk ci presse bi nekk ci biir kër yi bu ñu ko fàtte nañu porter son combat
ni comme ni ñu ko porté woon combat wu Binta Camara mi ñu violé woon porté combat Fatoumata Matar Ndiaye mi nga xam ni dañu ko fekk Pikine rey ko malgré que bokkuñu ak moom parti bu ñu nangu ay affaire de bokk parti ak affaire de ay bokk kuréel di tax ñuy porté ay combat boo koy porté da nga koy porté pour le principe doo ko porté parce que ki nga koy porteel dafa nekk ci benn parti wala dafa nekk ci beneen parti jigéen la balaa dara jigéen la balaa muy doon jigéen bu far fii wala jigéen bu farfee jigéen la man de suma principe loolu la du ma accepter ñu jël benn jigéen di ko toroxal di ko waxal lu ñaaw du ma ko fekkee du ma ko seede surtout jigéen boo xam ni bu dee ku mën a waxal boppam ay la yëwan mën nga ni toogal nga bàyyi mu waxal boppam mais koo xam ne jamono yii ñuy wax man de ba ma yëkkatee sumay tànk dem seetu ko mënta waxal boppam mënta doxal boppam mënta défendre boppam kon kooku justice warta mën a taxaw di ko atte ñu naan ay flagrant délit dossier boobu dafa war a dem en instruction la war a dem ba Dieyna Diallo tane dellu si ci ay mbokkam dégg nga bu boobaa nag ci la ñuy mën a atte ko mu taxaw wax naka la demee ki ñu jiiñ tamit wax naka la demee yoon def liggéeyam waaye bu ñu accepté benn yoon di dugg ci piège boobu parce que itam sinon gàcce dinañu daal parce que bu Dieyna Diallo tane ba ñëw ñibbisi dellu siwaat ci askan wi loolu la ñuy ñaan bu boobaa ñu bare dinañu rus ci ñun parce que ana fan lañ nekkoon pour apporter ko suñu soutien on l'a pas fait parce que ku nekk yaa ngi naan dafa am fu mu bokk man loolu nekkuma ci benn clivage de ku bokk ci lii wala ku bokk ci lii ñëpp foog naa xam nañu taxawaay boobu ma am bu ma ci boo déggee boobu ba léegi kenn dégguma ci rek loolu kese moom moo tax donc vraiment dañ ko war a défendre dañ ko war a apporter suñu solidarité ne serait-ce que pour doomam bi nga xam ne moom la jur mu nekk xale bu jigéen nekk jànq nekk ci digg adunaam bu gisee ni ay jigéen ñu ngi soutenir yaayam dina am lu mu ko renforcer dina ko renforcer pour moom tamit mu dooleel yaayam ci épreuve bu metti bi te dina permettre itam demain Dieyna Diallo ci boppam gën a xajaat ci société bi et puis dina tax mu ne suma combat c'était pas vain je ne me suis pas battue pour rien parce que nit ñi am nañ solidarité je sais que nag ñu bëre du càgginu dañu ko bëggul mais xëy na dañu amul les bonnes informations mais ñun bu ñu accepté di dugg ci yenn détails yi dégg nga bu ñu accepté di dugg ci yenn détails yi parce que yenn détails yu naafeq la parce que foog naa nit ku daanu ku ñu bumax de 2e étage nga taxaw ak loo ko mën a waxal bu doon reykatu nit la sax amoo sañ-sañu di dugg këram ba di attenter à sa vie parce que tey jii Dieyna Diallo mënoon na fekk bu yàlla bëggutoon tey mu toog di nooyi tey kenn waxatu ko leneen lañ doon wax dégg nga te loolu moom du lu ñu mën a accepter en tant que jigéen ñuy tegal suñu der yi diw da doon jaay boppam yu ñàkk fayda yooyu loolu benn jigéen waru ko nangu nañu ko bañ ñun ñëpp parce que bu ñu ko nangoo bu ëllëgee bu ñu ma agressé dañ may tuumaal lu ñaaw bu ëllëgee bu ñu agressé keneen dañ koy tuumaal lu ñaaw parce que nag agressé jigéen tuumaal ko dafa yomb dégg nga surtout nag mu nekk nit koo xam ne problème am du problème politique c'est waxtaan naa ak ay mbokkam ki ko agresseur la Samba Boy la nit ku baaxul la moom moo dugg këram dégg nga dal ci kawam loolu nag su fekkente ne am na yoon dañuy ñaan mu def liggéeyam mais dañuy ñaan itam ñi nga xam ne vraiment ñoo nekk ay porteurs de voix moo xam ay acteurs citoyens moo xam ay acteurs société civile moo xam ay politique moo xam ay religieux moo xam ku munti doon nit ñi daal di koy ñaanal daal di koy bàyyi xel parce que doomu aadama buy dund ci société bi bu xëyee suba ñu bëmax ko du 2e étage mu nekk diggante dund ak dee foog naa ni soxla na au moins nit muy dégg wala ay mbokkam di dégg wala njabootam di dégg que nit kooku compté na faut pas qu'on l'ignore parce que ignorer ko rek c'est une autre forme de violence boo xamante ne ça ne dit pas son nom donc on ne doit pas l'ignorer donc nañ koy fàttaliku ci sunu ay ñaan nañ koy fàttaliku sunu ay poste nañu ko boole ci li nga xam ne moom la ñuy xeex bu ñu choisir xeex lii bàyyi lii parce que loolu itam dafay wàññi doole ak crédit xeex nit ki booy xeex da ngay xeex pour le principe doo xeex pour les personnes parce que booy xeex pour les personnes rek ñi nga nar a xeexal du bari live bi tey nag li taxoon ma gën ko bëgg a def mooy pour wax ci daje bi nga xam ne opposition bi daje woon nañu ko sànq ci ngoon pour waxtaanee nouveau projet de loi bi nga xam ni moom la ñu war a voter ëllëg ci assemblée nationale pour soppi code électoral bu bees bi
may commencer rek di wax ne man ñëpp ci réseaux sociaux ñu may déglu xam nañu ni man duma koo xam ni dama faral di nëbb suma ay position yàgg naa wax suma xalaat ci dialogue bi musuma ci d'accord du dialogue politique bi du dialogue national bi parce que ñëw naa fii devant vous def fi plusieurs lives d'explication de duma xalaatee dialogue bi tey nag yàlla def na du càgginu dañu koy ndamoo ñu jox ñu raison ni li ñu waxoon dëgg la que dialogue bi amul njeexintal parce que bi dialogue bi di commencer amoon na yàqu-yàqu yu bare yu mu indi woon ci sunu biir en tant que opposition parce que ñi mer nañu ñi pro ñi contre mbir mi tasaaroo mais ya alhamdulilah bi nga xam ni tey bi dialogue bi eggee ba sotti tax na opposition bi dajaloo waat ñi meroon dem dellu si nañu ñi jàppoon ne dañoo def 2 clans loolu yépp nit ñi bàyyi nañ ko ñi nga xam ni sax barki démb la ñu taxawal seen kuréel ñëw nañu muy tey ñu taxaw ñu war a saluer loolu nag ñu am benn cadre bu bees boo xam ni il faut ñu taxaw fa muy yàlla may nañu muy M2D muy FRN muy Jotna muy CRD ak yeneen kuréel yoo xam ni ñëpp ñëw nañu toog ñëpp ñu nangu ne suñu classe gii lañ doon wax ni dialogue amul que Macky Sall gëmul dialogue loolu mooy dëgg mooy li am ñëpp nangu nañu loolu que ni pendant ñaari at ay la yéwén ña fa demoon ñu ngi leen di jaajëfal ci seen énergie ci seen jàmbaarte ci seen yaakaar parce que borom yaakaar dong mooy dem ci loo xam ni nit ñi nee nañ la li ngay dem baaxul mais yow nga am yaakaar continuer di ci dem nga nag ba nga gis nga ni dellu siwaat nga fekk si ña la waxoon ni baaxut nga ñëwaat ne leen demoon naa de waxtaan naa presque daanaka ñaari at pousse nañ fi ay élection waaye tey ay la yéwén loolu yëpp daanaka furaas daal di xëddeem jërul ñu woon dara c'est ce qui se passe ndax président Macky Sall décidé na trancher dialogue bi pas en tant que chef d'État mais en tant que chef de parti ndax dafa am ay poñ yoo xam ni moo taxoon ñi nangu woon dem ci dialogue bi moom lañ ñu waxoon ne ñun kat lii moo tax ñu nangu dem loolu bokk ci dañu ne woon dootuñu dem ci élection yoo xam ni ki ko organisé dafa far daanaka ministre de l'intérieur ñu ne loolu duñ jógee ci 2019 ñu ne dootuñu dem ci élection yu ministre de l'intérieur organisé président Macky Sall da koo jël tegee ko ne ñu ne ñépp ñi nga xam ni dañu leen tere bokk te mu nekk ay calcul politique politicienne muy article L31 L32 dañu bëgg ñu revoir ko phrase daal di xiddeem mu teg ko ne ñu ne bulletin unique bi nga xam ni mooy tere njuuj njaaj jeeg sàcc gi ñu def ci benn bulletin sous forme de rond ñépp am bu ko defee la amoon ci législative yi du am mooy comme ay Touba ñu ne bañ faa yóbbu bulletin opposition wala bulletin Massamba wala bulletin Mademba ñu ne loolu du amati loolu yépp mu jël ko tegee ko ne ñu ne itam mbiru caution bi nga xam ni dafay faral di indi ñi bëgg dëgg tànte am njëriñ te baax ci réew mi ñàkk moyen day tax duñu bokk loolu yépp mu tegee ko na ne donc poñ yooyu nga xam ni ak accès fichier électoral bi nga xam ni dañ ci am droit opposition bi mën a dem ci fichier bi xool naka la demee ak itam nga nekk chef de parti dootoo nekk chef de boo nekkee chef d'état dootoo nekk chef de parti pour nga mën a tëddee njaaxaanaay loolu muy point yu am solo président Macky Sall point yooyu yépp taxoon ñi ne dañuy dem dialogue dañ koo tegee ne daal di wax mbiru toilettage lañ ko mën a woowee soppi ay article tuddee ko nii tuddee ko ne di ndamoo nag ne am nañu 27 points d'accord ñuy leeral ni ëllëg ci 45 articles yi nga xam ni dañ leen di soppi dañ leen di voté waat 18 yi dong moom la ñu d'accord ak nguur gi fi ne donc daanaka 27 points 27 articles yoo xam ni d'accorduñu ci loolu nag foog naa ni gis ngeen balance bi nu mu déséquilibré woo 45 nga ne 18 ngeen d'accord 27 yi d'accordu leen mais may attirer attention wu ndaw ñi surtout ñi nga xam ni
ñoo nekk ci réseaux sociaux yi actif ba bëgg a dee te bëgg a changer réew mi te am engagement patriotique citoyen démocratique républicain tout ce que tu veux ne leen li ñu bëgg a voter suba assemblée nationale dafa am itam lu ci lëndëm lu ci yéeme muy bu fekkente ne dañu ne primo inscrit yi daanaka ndaw ñi ñu ne lu ëpp 50% ci ñoom nekkuñu ci fichier électoral bi ñu ne loolu dañ ko war a soppi ci révision exceptionnelle yi ndaw ñi toog di xaar li nga xam ni moom la majorité bi ak président Macky Sall bëgg suba ñu voté ko assemblée te dinañ ko voté parce que ñoom ñoo am majorité opposition bi député yi dañuy wax rek ñu tiitre ko bind ko mais duñ ci changer dara dafa nekk loo xam ni dañu ne bépp jeune boo xam ni da nga bëgg inscrire ci révision exceptionnelle yi pour nga mën a dugg ci commission yi il faut nga ñëw indi carte d'identité nationale ñëpp xam nañu ni carte d'identité nationale dafa jafe ndaw ñi dañu am problème pour yor carte d'identité nationale may leen ma tuuti rek donc ndaw ñi dañu am problème pour nekk ci pour am carte d'identité nationale mu jafe leen lool jafe leen ba nga xamante ne très souvent ñàkk carte d'identité bi moo leen yóbbe woon au lieu ñu xaar commission yi ñenn ci ñoom dem ci gendarmerie ak ci police yi pour bindu foofu ba ñu am carte d'identité yoo xam dañ ci bind ci ginnaaw n'est pas inscrit sur les listes électorales kon ñooñu tey bu fekkente ne dañuy def révision exceptionnelle bu war a tax ñu bokk na jeunes yi xam ne nañu bàyyi xel bu baax li nga xam ne mooy am suba assemblée parce que nii ñu ko tëggee bu ñu ko doxalee noonu bépp ndaw bu bëgg a bokk ci liste électorale yi il faut nga dem bindu ba am carte d'identité ba pare nga door a mën a ñëw ci commission bi teg sa carte d'identité pour ñu bind la loolu nag dañ ci ne c'est scandaleux mënuñu ko nangu parce que du yoon opposition bi proposé na ne dañoo war a daal di demander nit ñi ñu mën a indi carte extrait de naissance bu ko defee képp ku indi extrait de naissance même boo amul carte d'identité boo indee extrait de naissance ñu mën laa bind ci commission yi bu ñu la bindee sa carte buy génn nga am carte d'identité bu ñu bind carte électeur nga mën a voter mais suñu bàyyee président Macky Sall lii mu bëgg a mu def ko suba mu jàll jeunes yi dinañu am ñaari coono benn coono bi mooy dem wuti daaf di lijjanti carte d'identité ba noppi avec xam nañu daaf ministère de l'intérieur la ministère de l'intérieur président Macky Sall la donc képp ku nekk ndaw boo xam ni identifier nañ la nga nekk ci opposition bi wala nga nekk ci activisme wala nga nekk ci leneen dinañu fexe ñoom ci seen bopp comme ni ñu ko defee woon yeneen élection yi filtrer nit ñi ba ñoom ñi ñu bëgg ñu am carte d'identité ñooñu ñooy am carte d'identité donc nag il faut que itam li ñuy wax ñu wax ko nit ñi ñu xam ko ñun du ñun ñooy wax nit ñi kaay leen ñu guerre kaay leen ñu xeex mais nag opposition bi te ma bokk ci ndax man kese ma jóg taxaw xeex amul solo mais dañoo war a jóg taxaw porter ce combat parce que c'est inadmissible ñu nekk dans un pays boo xam ne ki ko jiite démocratie moo ko may mu jiite réew mi ci démocratie la jaar ba ñu fal ko ci bopp réew mi tey mu nekk ci jaar ci ay njuuj njaaj di jaar ci ay toute forme de pratique pour empêcher sénégalais yi ñu jaar démocratiquement pour jëlee ko fi il faut que nit ñi yeewu il faut que nit ñi jóg taxaw parce que nag dafa am loo xam ne doo xaar ba élection nga naan da nga koy xeex c'est maintenant qu'il faut nit ñi taxaw jóg taxaw xeex parce que nag bu ñu nee plus de 50% des jeunes nekkuñu ci fichier électoral bi ñu war a taxaw pour que 50% des jeunes yooyu dugg ci fichier électoral bi ñuy teg ay moratoire yoo xam ne ça va freiner les jeunes que les jeunes prennent leurs responsabilités dénoncer c'est bien riposter c'est bien
mais jël sa responsabilité itam c'est bien. Donc vraiment il est temps que tous les jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii te yoruñu carte d'identité mënuñu bokk ci élection yi ñu bañ a foog ne mbir mi dafay yomb wala ñu tëdd di xaar ba ñu ne révision yi ñuy door a jóg. bépp jeune boo xamante ne yow citoyen nga bëgg nga sa réew te bëgg nga bokk ci changement bi dès demain matin jógal ci jublu am sa carte d'identité jóg leen en masse ngeen jublu ci am carte d'identité suñ leen ko xañee mobilisez-vous rassemblez-vous faites-vous entendre depuis maintenant exigez ngeen am des pièces d'identité ñëpp xam nañu pièce d'identité doom bu góor la bu loolu wëlbati ko su fekkente ne opposition bi dañu accepter qu'on mette hors de circuit plus de 50% de la jeunesse on ne peut pas changer ce pays-là sans les jeunes et sans la jeunesse. Donc loolu mu nekk loo xamante ne itam dama ci attirer attention nit ñi point boobu kese laa jël parce que point boobu man dama jàpp ni mooy point bi gën a am solo am na yeneen point nag yu ci nekk yoo xamante ne comme changement article L31 L32 bi ñu dem changer ko bindee ko neneen batterie bi barewul donc duma yàgg ñu bindee ko neneen loolu yépp noonu dafa tax rek loolu moom dañ ciy duut baaraam ñi nga xam ni tey ñoo nekk ay potentiel candidat war a bokk ci élection yi te ñu ne leen du ngeen bokk dama ni ñooñu lay woo ne leen xeex bi tey la xeex bi tey la ñooñu en l'occurrence Khalifa Ababacar Sall ci la bokk dégg nga parce que dañu ne ko doo bokk Karim Wade ci la bokk dañu ne ko doo bokk ku mel ne Abdoul Mbaye tel que la loi est votée là bu ñu la condamné ak sursis doo bokk ci la bokk donc ñooñu bu ñu bëggee bokk ne dañoo bëgg a nekk ay président de la République du waru ñoo xaar ay élections locales ay élections législatives ay élections présidentielles c'est maintenant qu'il faut se battre c'est maintenant qu'il faut se battre bu ngeen tëddee di nelaw ñuy xaar di xool ku nekk jàpp ni non man fi ma toll nii suma problème yépp c'est bien naa noppi naa lijjanti samay problème ba ñu ne këtt ne jonn ci mbir yi wax kese moo fi des nit ñi wax nañu ba feebar wax nañu ba ñaaw wax nañu ba kenn xamul lu ñuy dóor kon nag wax bi dafa doy les gens doivent se battre quand il le faut bu ñu bàyyee ba mbir yi romb leen mu fiy des wala képp ku fi yaakaar ne Macky Sall wax na ak yow wala jox na la ay gage yu war a mën a tax nga gëm ni li mu lay wax dina ko def non dañuy nax dangay nax sa bopp parce que quelqu'un qui a dit man passé naa fu may njuuj njaajee nga mobiliser les gens pendant 2 ans et demi nit ñi toog tey nga toog ba mu neex la nga décider def li la neex te sans froid aux yeux faalewuloo sax ñi nga xam ne ñoom nga woowoon ca banque boobu ñépp ñëw toog xooloo leen dama ni kooku leneen lu mu la wax da koy def boo ko gëmee yow la concerné sa problème la sa naïveté la l'opposition nag a été naïve certes elle a été combattante mais elle a été naïve elle a été bernée et parfois même elle a été complice parce que nag nit ki bu fekkente ne xam nga jikkoom yow yaay éviter di egg ak moom fenn fii parce que lu mu la wax du ko def boobu ba léegi ñu ngi leen koy wax fii la ñu toog def nañ fi ay live expliquer nit ñi lan mooy dialogue bi mais nag ba tey jaajëf lañ leen mën a wax ñi fa demoon toogal fa opposition bi parce que ñu bare ci ñoom dañu def preuve de dépassement ñooy paasal seen bopp ñooy sonn chaque jour bàyyi seen ay ité bàyyi leneen ak leneen pour di dem pour jéem en tout cas dem nañu jusqu'au bout et ils ont montré que en réalité président Macky Sall du nitu dialogue en réalité nit koo xamante ne la li ko neex lay def te ci biir loolu itam may attirer seen attention di wax ne ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom élection législative moo leen intéressé ma leen di xamal ne leen lii président Macky Sall bëgg a yóbbu assemblée nationale suba bu ko yóbboo élection législative du am déwén ndaxte dafay bu ñu changer élection locale yi après dañuy def élection du haut conseil des collectivités territoriales te loolu xam ngeen bu baax ne il faut ñu def conseils municipaux yi nit ñu toog ñu door a wëlbatiku waa def ay élection de haut conseil loolu mën naa dem ba mois de juin mois de juillet mois de nangam
donc élection législative du ko def parce que dañ naan budget bi mayewul lii moo taxoon mu def élection yi 2022 ba ñu ko def 2021 su boobaa dañ naan ci biir budget 2022 bi mënuñu ci def ñetti élection ñaar rek lañ ci mën a def donc loolu tamit delloo si waat leen ci seen attention et que tout le monde se mette sous pied de guerre vraiment loolu daal dama ko bëggoon wax te si doolu tamit ci lay daanelee ci problème yi am fii jamono yi ndax nag waxuma ni politique kese moo am solo waxuma ni toppatoo sa réew kese moo am solo ndax Sénégal lépp a am solo ku nekk nag ak domaine ba nga nekk am na ñoo xam ne ñooy sàmm jikko yi am na ñoo xam ne ñooy sàmm aada yi am na ñoo xamante ne ñooy xeex ci loi yi am na ñooy xeex ci politique yi mais loolu yépp ñuy def xam ngeen lan lay mujj mooy tànn suñu ay njiit ñu nga xam ne ñooy jël direction yóbbu fa suñu réew loolu nag bu ñu ci jëmee dañuy éviter yenn débat yi nga xam ni diversion la gën a doon que autre chose parce que jamono yi ñu nekk lépp lu ñu divertir lépp loo xamante ne daf ñu déplacer suñu débat mu au lieu que ñuy centré wu sur l'avenir, centré sur comment inscrire notre jeunesse, sur comment changer la direction de ce pays. Les localités ñu jël ko jox ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci localités yi ñi ko mën a doxal suba ñu jël l'Assemblée nationale bi nga xam ne tey kenn xamul lu muy ndural sabar bu tas jox ko ñi nga xam ne ñoo fay nekkal réew mi bañ a jiital seen intérêt gannaaw suba ñu teg fi ki nga xamante ne moom mooy teg Sénégal ci raay yu ñu bëgg loolu yépp pour ñu mun ko def il faut ñu def focus sur l'essentiel l'avenir de ce pays énergie bi nga xam ne maa ngi koy gis jamono yii ñu di ko def ci ay débat ci ay personnes ci ay situations bu ñu ko defoon ñun ñëpp énergie boobu sur comment nous battre ensemble pour que réew mi tege ci ay raay wallaay lazim réew mi dafay soppeeku xale yi dañuy sensibiliser wu mag ñi dañuy mobiliser wu te bu boobaa dañuy am résultat bi ñu bëgg parce que loolu yépp nga gis ci benn mujjante rek moom lay mujj parce que bu fekkente ne da nga bëgg sàmm jikko yi bu fekkente ne da ngaa bëgg sàmm aada yi bu fekkente ne da ngaa bëgg réew mu normal loi yu la ndurool situation bu la ndurool loolu yépp ci tànn ki lay jiite la tànn ki lay jiite la loolu yépp dafa bokk benn la ensemble munoo jël lii bàyyi lii loolu yépp benn la may ñaan dama koy ñaan rek sama kàddu nag tollul fenn mais man dama jàpp ni dama boole sama bopp ci réew mi boole sama bopp ci askan wi même bu dee ñaari nit la am naa yaakaar ni am nañ ci man cofeel muy suma yaay ak suma papa kon bu ma ci boolee keneen foog naa ni yokkute la may ñaan suñuy énergie ñu di ko jël di ko def ci lu nga xam ne ñun ñëpp dañu ko bokk te mu am fu mu ñu jëmale ñu éviter au moment où on est nga xam ni le pays a besoin vraiment parce que c'est fait exprès le pays a besoin d'un renouveau ñu jëm vraiment ci lu nga xam ni fii la ñuy soppee suñu avenir parce que bu ñu tëddee di nelaw ba local yi président Macky Sall torché ko nu mu ko neexee ça lui ouvre les portes d'une troisième candidature parce que dafay mën a joxe des gages à d'autres forces yoo xam da leen di wax na leen j'ai la majorité ñi fi nekkoon di wax de wax kese lañ fi nekkoon yaa ngi dégg waaw kooku wax na ko ay kuukande ay kenn xamul ay wax yoo xam ni vraiment amul njëriñ yóbbuwuñu fenn ça nous divise ça fait que ñu ngi am ñaari Sénégal yu jàkkaarloo ñaari sénégalais yu jàkkaarloo alors que ñun ñëpp ma ne muy artiste bi woykat bi muy fecckat bi muy imam bi muy politicien bi muy keneen ñun ñëpp defar suñu Sénégal moom moo ñu ñor ñun ñëpp jamono ji ak ku fi waay mën a ne ak ci loo mën a ne dangaa war a fexe am carte d'identité am carte électeur bokk ci le choix de pouvoir choisir parce que citoyen bu amul possibilité de choisir possibilité de voter kooku doo citoyen nit ki balaa ngay doon citoyen sénégalais balaa nga koy doon dangaa war a mën a voter bu fekkente ne yow dangaa nekk ci réew mi ne yow fecc ak wooy dong moo la intéressé yow mbiru citoyenneté intéressé wu la yow yaa ngi tardel sa bopp yow wutil beneen réew nga dëkk fa
parce que yow réew moomu nga dëkk fekk amoo fa kaddu yow réew moomu yow jëriñoo fa dara. bu fekkee dangaa nekk homme politique mbaa nga nekk nitu diine nga nekk ci réew mi intéressé la mais yow nga ne mbiru politique yow intéressé wu la fu ñuy fal fu ñuy follee sa yoon nekku ci yow da ngay wuti beneen réew parce que yow réew moomu nga nekk amuloo fa kaddu. donc man certes dama am fu ma féetale sama bopp respecté ko nag respecté ñëpp tamit fu ñu féetale seen bopp moo tax yenn débat yi duma ci dugg parce que dama comme li ma wax man damay conscientiser pour la citoyenneté nu muy yokkoo comment nan la ñu mën a def ba devenir de meilleurs citoyens. ñi nga xam ni dañuy xeex pour jikko yi ma bàyyee leen ko ñoom ñu ne loolu mooy seen wareef bàyyi naa leen ko wowuma kenn ci combat politique. ñi nga xam ni dañuy xeex pour bégal nit ñi ma bàyyi leen ko mais dama ni pour soppi suñu Sénégal pour taxawal un Sénégal grand fort il faut des citoyens forts ñun ñëpp autant que nous sommes ku nekk ci ñun dafa war a transcender li mu nekk ak ci domaine bu mu nekk pour xam ne dafa war a xam ce qui se passe bañ a tànqamlu bañ a wax ni suma yoon nekku ci wala concerné wu ma parce que nag bu fekkente ne xale yi nga xam ni ñoo war a voter dañu leen xañ droit de vote xañ leen inscription lan moo leen di desee génn ci mbedd mi taal ak loi terrorisme boo mën a teg quand tu empêches à une personne mu dugg ci biir kër di voter nit kooku soo ko teree loolu leneen desewu ko lu dul taxaw ci mbedd mi xeex parce que nit ki kàddoom la yor mën naa ñàkk xaalis mën naa ñàkk liggéey mën naa ñàkk loo gis mais au moins na am espoir de pouvoir changer bu fekkente ne da nga ko retirer cet espoir là ne ko bokkoo ci munoo choisir munoo jël gaal gi tukki munoo jël avion munoo am liggéey munoo am jabar munoo am jëkkër munoo am xaalis munoo am dara mais en plus munoo sax tànn pour soppi loolu kooku soo ko teree lenn moo ci des mooy mu taxaw ci mbedd mi xeex loolu nag ma ci attirer attention kilifa diine yi may jéggalu parce que dinay bëgg su may wax di muuru ndax suma mbokku bu soobee yeeg suma mbokku mbàkke yi ñoom ñëpp ma leen di ziar di leen nuyu mais di leen ñaan itam ñu bàyyi xel ci lii ndaxte réew mi bu ñu bëggee du tàkk bu ñu bëggee nit ñi duñu xeex bu ñu bëggee nit ñi duñu révolté wu dañuy wax ak ki jiite réew mi mu bàyyi xale yu ñu bindu ci liste électorale yi parce que moomul liste électorale yi xale yi bu ñu binduwulee ci liste électorale yi dinañu génn ci mbedd yi xeex kon nañu araftu président Macky Sall tey ci guddi suba la ñuy voter projet de loi bi la ca ne te di permettre que nit ñi pour inscrire il faut ñu am carte d'identité nañu ko dindi pour que les jeunes puissent s'inscrire que jàmm mën a am parce que nag nit ki boo ko nangoo kàddoom yow yaa ko jëlloo yet yow yaa ko jëlloo bant yow yaa ko xeexloo quelle que soit loi boo fi mën a teg bu nit ñi mënul voter dans des urnes de façon civilisée de façon démocratique comme ay nit ñu ànd ak yar ànd ak civisme bu ñu ko mënul def dinañu taxaw xeex te damay encourager sax xale yi ne leen bu ñu leen teree ngeen bindu ci fichier électoral bi bindu ci liste électorale bi tàmbali leen xeex bi léegi bépp groupement de jeunes organisez-vous dans vos quartiers commission yi bu ñu taxawoo da ngeen di dem bindu fii la ñu taxawoon man ak yéen 2016 la xaw ma 2017 may def des plaidoyers sur les inscriptions dañ koy defaat suñ leen teree ngeen bindu tàmbali leen ngeen xeex bu ngeen binduwul bu kenn bindu bu leen ko accepté bu leen accepté ay commission dina ci seen biir ay koñ ngeen di xëy di dóor waar di xarmat lu ngeen mën a dóor waar bindu bi moom moo ëpp solo bindu bi moom moo gën a am solo parce que bindu bi moom mooy mën a tax ngeen am seen kaddu li na naqari ci réew mi ngeen mën a dugg ci ay mbañ gàcce ne d'accord naa wala d'accorduma même ki ànd ak président Macky Sall da nga koo bëgg fexeel nga dem bindu ji bëgguloo ko fexeel nga dem bindu ji loolu mooy la solution parce que on ne peut pas changer un pays sans les citoyens de ce pays-là qu'avec des njuuj njaaj donc que les gens se mobilisent ay appel à la révolte ak appel à l'insurrection que les gens se mobilisent que les gens se tiennent prêts
s'il y a des commissions qui veulent empêcher aux jeunes de s'inscrire, que les gens se battent pour que ces commissions-là prennent les gens. Parce que nag réew mi xeex mooy tax ñu mun ko nangu lii ñu fi gis jëmut kër waxtaan diisoo masla jëmewul nit ñi fenn parce que 2 ans et demi nga perdre loo ko nit ñi tey nga ñëw taxaw def lu la neex jaaree ko ci sa majorité mécanique alors que tu as appelé au dialogue. Demain nga bëgg une poignée de députés de l'opposition lan la ñu mën a def ci loolu des députés de l'opposition qui ne sont même pas 20 lan la ñu mën a contrer à l'Assemblée nationale su fekkoonte ne da ngay def li la neex nga jaarale ko Assemblée nationale waroon nga mën a mobiliser kilifa diine yi waroon nga mën a mobiliser kilifa aada yi ñooñu ñëpp ils sont interpellés ñooñu ñëpp ils sont interpellés ñu ngi leen di interpeller ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo demoon ca salle des banques ba kilifa aada yi kilifa diine yi société civile bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax ne leen prenez vos responsabilités. Si vous acceptez que projet de loi bi président Macky Sall yóbbu assemblée suba mu jàll te waxu leen ci indiwu leen riir vous êtes complice parce que yéen la mbubboo woon ne day waxtaan kon ku mbubboo ay nit ne da ngay waxtaan balaa ngay jël mbir mi di ko yóbbu fa nga amee doole pour wane ni yow chef de parti nga ah dangaa war a wax ak ñi nga xam ne ñoom nga woowoon ku ne ci ñoom bàyyi lu ko neex ak lu ko naqari dem wuy ji la c'est extrêmement important que ces gens-là prennent leurs responsabilités et nag gis nga le silence ak le patt-pataaral mënul doon la solution tànqamlu bi mënul doon la solution code électoral bii ñu teg nii bu ñu ko voté ñii ñu ko bindee bu ñu ko voté noonu du sotti du baax te réew mi fi muy jëm ëllëg du sotti kon nag ay la yéwén Sénégal moom saa su ne am na lu xew jamono yi ñu ngi ci jamono yu tabaski nit ñi ñu ngi tal xar ñu ngi tal mbubb ñu ngi tal leneen ak leneen donc talu ñu xeex tabaski de lu sacré la waaye Sénégal lu sacré la te Sénégal nag la ñu am c'est pas fortuit dañ ko tay calculer comme il faut mbir mu ne kañ lañ koy def gaawantu mbir mi en truc urgence procédure d'urgence nii jamb-jamb dañ ko def dañ jóge ci loolu après ñu ngi jëm ci vacances xale yi tasaaroo xale bu ci jàng ba sonn war a dem vacances foog ngeen dana fa toog di xaar naan day dem lijjanti ci carte d'identité pour mën a inscrire ci liste électorale te ñépp a xam ni commune la ñu wax donc ku ci ne fa nga dëkk ci sa commune bi nga dëkk commune bi nga résident commune boobu moom ngay mën a voter foofu ngay mën a voter donc bu ñu bàyyee ba période bi nga xam ne les gens se déplacent les gens bougent ñu def révision yi il faut que nit ñi ñu vigilant donc vraiment du ma guddal yenn guddal yi c'était le lieu ma wax ci loolu may tëjee rek par ñaan benn mbir am na coow bu fi génn am na point yu bare il y a beaucoup d'autres points de plus mais c'est très long de tout mettre dinaa jéem ci suma page partager projet bi ak yi nga xam ne moom lañ ci am ak point yi nga xam ne ñun opposition bi teg nañ ko parce que évaluation processus électoral bi jaar na fi audit bi jaar na fi yooyu yëpp wax nañ wax mais ce qui est lié de savoir daal mooy demain malgré que l'opposition va essayer ak unité bi ñu am ànd xeexandoo mais sénégalais yi itam nañu bàyyi xel li am assemblée nationale ñu déglu ko jeunes yi nañu yëglu les jeunes savent comment se faire entendre la presse aussi ñu ngi leen di demander ñu jouer seen rôle mooy s'informer de ce qui est en train de se passer et le dénoncer parce que c'est scandaleux que ñuy changer loo xam ni nit ñi dañuy fexe ba ku bëgg a inscrire il faut nga am carte d'identité ñëpp xam ni carte d'identité yombul ñëpp xam ni autorité bi joxe carte d'identité mais moom bu ko neexul doo am carte d'identité kon bu ko neexul doo bindu donc c'est aussi simple que ça loolu presse bi daf ko war a dénoncer ñëpp dañu ko war a dénoncer jeunes yeeg mag ñeeg ndaw ñi képp ku am kaddu da nga war dénoncer ko suba la pression doit monter dans la communication la pression doit monter dans les informations on attend de la presse des porteurs de voix de tout le monde que les députés qui sont à l'Assemblée nationale les députés sénégalais sama yoon nekkul ci majorité opposition les députés xam ni
ceux qui sont en train de voter suba si ce pays est déstabilisé ils en seront les seuls responsables ñoom ñooy les responsables nañu ko xam ci seen tëraayu bàmmeel bëgg lu neex sa ki la jiite bëgg bañ a perte sa poste député bu taxee nga voté loo xamante ne sans amender ce qu'il faut amender ils ont la possibilité d'amender les points yi ma fi wax am nañu possibilité bi nañu ko def nañu amender les points yi nga xam ni mooy tax dëkk bi am jàmm xale yi mën a inscrire ñi war a bokk parce que ay mbiru ay d'accord nañu que c'est une bonne avancée que nit ñi tout le monde léegi bu ñuy désigner maire da nga koy xam à l'avance c'est une bonne chose mais loolu ci boppam il s'était pas dit que mu acté ko parce que moom moo yor majorité am bu ñu bëggee amender li leen arrangé nañ ko def kon bu ñu waree amender li arrangé askan wi war nañ ko mën a def ils sont devant leur responsabilité ñun nag yàlla may ñu dayoowu sa maam Abdou Aziz Sy Dabakh Malick ba mu doon wax naan député bu ci nekk na nga xool la ngay wote ndax loo fi voté tey di nga ko voté ëllëg mais ñun ñu ngi leen di jàmbaaraam di leen wax ne leen lépp lu ngeen voté suba ci sunu ay tur di ngeen ko voté ëllëg te bu ngeen voté loo xamante ne bu ëllëgee mën na tax sunu doom yi sunu rakk yi génn ci mbedd mi di xeex parce que dañ leen tere bokk ci élection yi su boobaa yéenay responsable ku fi dee yéen a ko rey kuñ fi manifester jam la paaka yéen a ko jam kuñ fi jam bal yéen a ko jam kon nag xoolaat leen seen bopp il est temps ngeen xoolaat seen bopp nekk député majorité warut a mën a tax ngay accepter ñuy voter n'importe quoi au détriment de ton peuple donc vraiment maa ngi leen di ñaan kenn ku député yi ñu daal di def lu nga xamante ne moom moo war vraiment loolu laa bëggoon wax ci mbiru député yi dégg loolu mooy li nga xam ne moom mooy am suba bu loolu weesoo ma doon wax léegi li may ñaan am na ay coow yu ma fi dégg fan yi mu bare torop muy coow mbiru LGBT mbiru Wally Seck ak plainte yooyu am vis-à-vis de chefs religieux yi ñun nag comme li ma leen wax dañu nekk Sénégal boo xam ne ku nekk ci ñun am na pàcc bu mu décidé xeex bugguma épanché wu dugg ci li war li am ak naka la amee man damay profité rek ci suma kaddu ak ci suma sañ-sañ di woo ki ñuy woowee Wally Ballago Seck man xamuma ko amuma numéro mais maa ngi koy ñaan moom Wally plainte bii mu déposé contre imam boobu ak ñeneen ñi nga xam ni ñoo yëkkati kaddu yi nga xam ni moom moo am ci situation yi problème yi mbiru LGBT yi ak yooyu maa ngi koy ñaan mu retirer plainte am ndaxte moom Wally li ko metti dale ñi ko bëgg jooyal nañu ko ay mbokkam waxal nañu ko ku ko waroon a sotal ci réew mi sotal nga ko ku ko war a jàppale nga ko te foog naa ni kaddu yi tas na mu am nag ñaari camp ñi d'accord ak ñi contre waaye jamono ji ñu toll Wally Ballago Seck ndaw nga nekk ci yoon nekk koo xam ne itam dangaa nekk ci dëj ndax sa papa bi mu génnee àdduna yàggul ñu di la mastawu bokk ak yow naqar bi bu ma sañee ne la plainte bi amul njëriñ ndaxte jamono ji ñu too nekk ñu war a mën a nekk ci wax bu ëpp solo waxu Sénégal fu ñu koy jëmale ëllëg ñu nekk ci mbiru LGBT ak mbiru plainte saa yi boo taalee sa télé wala nga taal sa téléphone nga gis ay kuréel je soutiens Matar Cissé je soutiens Wally Seck loolu amul njëriñ pour Sénégal loolu amul njëriñ pour sunu ay njaboot sunu doom yi toog ci seen biir kër ñuy entretenir yenn débat yi nga xam ni dafa malsain amul njëriñ wax nga ni bokkoo ci loolu wax nga nekkoo ci loolu metti na bu dee dañ la tuumaal loo xam ni defoo ko képp ku ñu tooñ ci ñun dangay porter plainte man mii def naa ko barki démb porter naa plainte am nga sañ-sañu porter plainte mais gannaaw porter nga plainte ba pare ba yëglu nga ko say mbokk yépp jóg taxaw say am di jàmm yépp jóg taxaw te ñenn ñi sax dañuy jóg taxaw ci sa wet mais duñu la dimbale dañu lay indil fitna dañu lay indil coono parce que am na ñoo xam ni booy xeex dañ naan la xeexal rek dañu la mës a wax dellul ginnaaw parce que seen pas-pas xëy na ak seen bëgg ci yow moo toll foofu mais man mi nga xam ni
citoyenne sénégalaise laa te nekk ci boor bii te di gis mbir mi lu may ñaan Wally Seck mooy nga retirer sa plainte. dégg naa nag ci sa ay kàddu nga ne bu ma kenn ñaan njëkk, dinañ la ñaan njëkk, man dinaa la ñaan njëkk Wally. li tax ma lay ñaan njëkk mooy da nga bokk ci réew mi, ñu bokk réew mi, nga nekk ndaw bokk ci avenir u réew mi. ma gis loo xam ni bu yàggee bu la yàqalul du la defaral. ŋàññu ma ñiy yuuxu kenn ku nekk bu yeewoo def vidéo solidarité ak yow, mais dama ne ñenn ci ñoom dimbale wuñ la. parce que démb ba coow yu mel ni jógee wax yenn wax yi bañ koo tontu da koy fay, mais di ci wax da koy taal. te dafa am wax yoo xam ne taal ko amul njëriñ. taal ko amul njëriñ parce que àdduna moo ñuy seetaan, àdduna moo ñuy déglu, suñu ay doom suñu ay nawle lañu, ñoo ñuy seetaan. te ñooñu ñëpp duñu seetaan tey wax bi du taxaw di wax kan moo am raison ak kan moo am tort, kan moo condamné ak kan moo defaat lee. déedéet, loolu amul solo. li am solo mooy yow yaay xale, yow la ñu mën a ñaan. su ma la xamoon dinaa yëkkati samay tànk dox ñëw ba ci yow, mais su ma yeboo ne xam naa la parce que sa soxna muy Soxna Aïdara maa ngi koy ñaan na yoruma numéro am, waaye soxna jigéen ju baax nga, jàmbaar nga, tey neexul yombul nga am boroom kër ñuy dégg yenn yi ci moom nga di ko dékku te yor ak moom njaboot. waaye dama lay ñaan rek en tant que jigéen, ak jigéen ni mu jegee boroom këram, nga waxtaan ak sa boroom kër, nga dee ko ndànk mu wàccee plainte bi, mu bàyyi ko ndax amul njëriñ. ndaxte bu dul loolu semaine bii ñu jëpp ak bi ci topp dañoo war a nekk ci ay mbiru kaay leen ñu waxtaan ci avenir u Sénégal. ñuy wax waxi plainte, di wax waxu LGBT. coow loolu fan la ñu jëme, fan la ñu jëme? LGBT ay lobby ngeen wax, du benn jëmm moo mën a téye lobby boobu, du benn jëmm moo mën a yóbbu lobby bi feneen. ñu nim neen la entre sénégalais, c'est nous dans nous. kon vraiment nañu góorgóorlu, ñi nga xam ni sax dañoo fareeg Wally nañu teg mbir yi ci suuf, nañu wàññi. parce que tamit coow lu koy fay moo gën lu koy xamb. te nit ki bu nekkee ci yenn situation yi nga di ko dimbali, wutal